sur ma chaîne les recettes de mamie. Tey nag je vous propose de réaliser des tacos. Pour faire nag suñu ay tacos dinañ soxla suñu demi-kilo de blanc de poulet boo xam ni dama ko dagg en dés. Dinañ soxla suñu moitié oignon ak poivron jaune, vert, rouge. Moi j'ai fait rouge et jaune, j'ai mis rouge et jaune. Ak tamit suñu ay frites yoo xam ni saaf naa ko ba pare pour prendre du temps. Dinañ soxla tamit suñu ay pain tacos yi. Voilà. Dinañ soxla tamit suñu fromage pour defar suñu sauce fromage râpé. Dinañ soxla tamit fromage en poudre bi. Soxla suñu lait ak suñu ay épices plus suñu huile d'olive. Léegi nag mën nañ jàll ci préparation bi. Léegi nag pour commencer, moi j'utilise l'huile d'olive. Ku mu neex tam nga utiliser huile normale. Damay def tuuti huile d'olive. Voilà, c'est tuuti rek. Léegi damay ñëw directement ma def blanc de poulet yi jarul may xaar muy sens wala dara, mën naa ko def directement. Voilà, léegi nag damay continuer remuer. Léegi dama koy jàll di bàyyi may ko tuuti temps. Le temps que ginaar gi yëpp di jël couleur bu weex bi ngeen di gis nii tàngaay bi dugg ko. Léegi nag te suñu poulet yi nga xam ne ndox bu mu génnee woon yëpp naan na ko parce que dangay am tuuti patience ne après poulet bi boo ko defee day génnee ndox. Léegi ndox bi yëpp bu ko naanee léegi dañuy daal di def oignon bi kese pour l'instant. Voilà. Ñu remuer. Léegi que def nañ oignon bi dañuy daal di jël suñu ay épices, suñu ail, poivre, sel ak romarin yooyu noonu yëpp saf-safal yi. Ku mu neex nga dolli, yaa xool lii la neex nga def ko ci. Voilà, léegi ñu continuer yëngal may ko temps mu doore. Léegi nag que suñu viande ñor na léegi dañuy daal di jël suñu ay poivron. Man chaque fois damay préférer def ko dernier moment nga xam ni kii bi du changer daal du lax affaire yooyu noonu duñ koy gis daal dina rafetal couleur bi te du seey comme soble bi. Léegi nag man à la place du vinaigre je mets du citron lay def. Voilà, à la place du vinaigre ku bëgg def vinaigre ku bëgg def citron. Voilà, yëngal tuuti léegi bàyyi ko benn 5 minutes su ko defee suñu sauce suñu poulet daal di pare. Léegi nag deuxième partie bi. Deuxième partie bi nag mooy dañuy jël defar suñu sauce fromage. Pour loolu am nañ fii suñu crème fraîche moom dañ koy sotti ci biir. Voilà, bàyyi ko mu tàng tuuti. Léegi que crème fraîche bi tàng na dañuy daal di jël suñu fromage daal di ko def ci biir. Daal di jël suñu di yëngal en même temps toujours parce que affaire bi après fromage bi day seey te boo ko dul yëngal lu bari après day collé. Voilà, léegi que mi ngi seey damay daal di jël sama fromage en poudre bi moom tamit râpé def ci biir. Voilà, affaire bi dafa gaaw pare presque pare na. Léegi damay daal di jël un peu de poivre def si
léegi nag dañuy continuer di remuer ba mu gën a tas ba mu am consistance bu xaw a pas liquide mais mu xaw a dëgër tuuti après ñu daal di fay suñu gaz. voilà léegi nag yëpp pare na damay daal di ñëw commencer assembler damay daal di jël mayonnaise daal di ko étaler fu ci nekk yaa xool quantité bi nga bëgg ci def ko ci def sa kii rek soo neexee nga def tuuti yow yaa xool rek léegi su ma defee mayonnaise damay daal di ñëw moom tam ma def ci poulet bi juste au milieu rek voilà léegi que def naa au milieu damay daal di ñëw jël frites yi moom tamit ma daal di ko def ci kaw poulet bi nga xam ne du dépasser su ma ko defee ba pare ma daal di ñëw ci sauce fromage bi moom tamit ma daal di def ci kaw voilà ku si nekk yaay xool nu mu la doyee rek nga def abondance wala yow yaay seet rek léegi ketchup bi nag du force ku mu neex nga def ku bëggul tamit mun nga bañ a def ketchup ça dépend de tes goûts rek léegi nag ma ñëwaat ci fromage bi ku mu neex nga jël fromage hamburger yi mooy fromage carré yi nga teg ko ci kaw mais man si man bii moo ma gën a neex daal xam nga beneen bi goût bi neexuma noonu ku mu neex nga def boobu ku mu neex nga def bii léegi nag ñu daal di jël fermer bu baax def attention nga xam ni kii bi du damm parce que c'est pas évident lem bi nii voilà léegi suñu premier pare na léegi man ci instant yi taal naa sama gaz pour tàngal sama poêle pour commencer mën a def trait yi xam nga pour mu gën a niru tacos voilà léegi ma jëlaat deuxième bi rek léegi nag daal di teg ndànk di xaar sama poêle tàng léegi nag que poêle bi tàng na gis ngeen mooy poêle bi nga xam ne dafay am trait yi nii pour mu gën a nuru tacos bi soo amul machine bi boo amee poêle bi ça fait l'affaire léegi nag ma daal di jël premier bi daal di ko teg ndànk bàyyi ko mu jël ay markam ay empreinte voilà jël beneen bi tamit tegaat ndànk léegi nag mun naa ko fi bàyyi benn 2 minutes ça dépend rek damay xool en même temps ba xam trait yi formé wu na bu formé wu rek mun naa dindi léegi nag defe naa war naa mën a tourner pour beneen sens bi léegi damay tourner pour 2 sens yëpp daal di xaaraat tuuti voilà léegi nag am naa kii yi couleur bi trait yeeg affaire yooyu léegi mun naa fay sama gaz voilà léegi nag mu ngi nii suñu ay tacos pare na dañuy daal di ñëw teg léegi benn bi dañ koy daal di couper comme ça ñu gis à l'intérieur def ndànk rek dagg bi voilà moo ngi ne daal di ko teg nii gis ngeen ci biir léegi nag sauce fromage bi moom tamit dañuy daal di ñëw rek teg nii ku si nekk saa boo bëggaatee rek nga daal di def servir sa bopp
defe naa ni vidéo tay bi neex na leen. Si c'est le cas, n'hésitez pas de commenter, voir si c'est xalaat, partager, aimer. mu ngi noonu daal. Merci beaucoup, à la prochaine pour une nouvelle recette. I got broads in Atlanta, just to the lean the family, credit cards and the scammers, getting the licks in the band, legacies.